loolu moom mooy permettre aussi ñu ñëw espace vert joxe fa titre foncier. imaginez forêt classée administration lu tax ma ne man dama jaaxle ci réew mi parce que administration am na toutes les informations domaine cadastre même su nekkoon cadastre rural sax war nañu xam forêt classée bi fan la commencé. mais cadastre communal Thiès ñuy def lotissement ba génne ci këyit alors que ci biir forêt classée la loolu c'est extrêmement grave te waruñu bàyyee noonu dossier bi. tous les responsables ñi ko defoon 2006 la mais dañ leen war a dañ leen war a atte. d'accord dafa mel aussi parce que loolu lu grave la parce que administration bi moo njëkk a violer la loi. lu tax ma koy rappeler moom mooy foofu nit ñee ngi wax ay fàq dëkk la ak yooyu mais dama jàpp ni fàq jaay la du fàq dëkk. parce que la plupart ñi fa yore këyit dañ leen jaay. loolu tamit à part l'administration parce que xam nga administration su commencé di violer la loi. fii Sénégal dañoo am ñoo xamante ni dañoo dëng ñoom ci suuf rek la ñuy amee xaalis. ñooñu dañuy ñëw kii ne sama toolu maam la woon kii ne sama toolu papa la woon ñëw jaay parce que la plupart ñi fa nekk ñu toj seen kër ay victimes lañu. parce que ñoom dañoo jàppee nii ñi leen jaay ñoom ñoo moomoon. te ay këyit lañ leen jox. Sénégalais yu bëri xamuñu këyit bu jógee ci administration ñenn ñu bëri jàpp nañu ni suñu leen defalee acte de vente rek. ñoom am nañu titre. waaw léegi lu gën a garaaw li mooy lan mooy gis nga si la yeneen i tamit man damay naan gis nga service eaux et forêt danañ toog ba service boobu moom pratiquement day dee. d'accord aussi ñu nekk eaux et forêt non foofu loolu lu ma soxal la. parce que gis nga fonctionnaire eaux et forêt yi nañu taxaw un peu quand même sont des paramilitaires mais nañu taxaw wax ci seen corps bi fu mu nar a jëm. waaw c'est xam aussi foofu laa suñu toogee réew boo xamante ni forêt amatu fi. forêt yëpp ñu ngi koy déclassé. d'accord waa eaux et forêt ñu ngi toog di xoole. ah ñoom ñu toog fi ñu wax forêt classée lañu pendant des années pendant plus de 15 ans ñu koy agressé di ci jaay ñoom amuñu benn taxawaay biñ ci taxaw. d'accord te ñoom ñoo ko waroon a taxaw. mais juste fenn aussi laa bëgg quel que soit Alpha yaa xaw nga fa laal mais tey est-ce que mën nañu nangu leen parce que Sénégal boo xool la plupart que am na ci ministère yoo xam am doole parce que tey bu fekkoon am nañu matériel bi leen état war a jox ñu mën a dem di contrôler est-ce que tamit problème bi dina xew mais bu fekkee amoo benn matériel amoo benn accompagnement et quel que soit Alpha nag nañu wax waaye suñ eaux et forêts bi ñu am ñun nañ nangu ni amuñu ay moyens. waaw mais du loolu c'est pas un problème de moyen rek. loolu mënu leen non service la. ay fonctionnaires yoo fi nekk ñu leen di fay. mais amuñu doole. waaw amuñu doole mais mën nañu am taxawaay boobu eaux et forêts chaque fois dañuy ñëw di man bi ma fi nekkee dañuy ñëw di arrêter ay nit ay abattage clandestin ak yooyu. daar bag yooyu ñu ñëw ñu arrêter waaw yaakaar naa ni ñoom tamit. mënuñu toog fenn pendant plus de 15 ans ñuy kii ay forêt classée ñuy toog di xoole wax dëgg yàlla waroon nañ ci am benn taxawaay. parce que ñoom seen raison d'exister li tax ñuy liggéey suñu demee ba ci biir suñuy continuer nii forêt classée yi di dem ñoom du ñu amati liggéey. waaw d'accord léegi. mais est-ce que état amu fi parce que tey ci liñ ci jàpp mooy ñi leen xaw a dugal nag président Macky Sall am na ci part même bien vrai que. bu fekkee suñu service yi aussi service yi bu ñu fàttali aussi ministère ba quel que soit Alpha doole ju mënti am ci président la jóge léegi depuis 2006 la woon mais bu ñu demee ba le 18 donc bu ñu demee aussi ba le 18 décembre 2017 le président Macky Sall ñëw ni ci lu toll ci 67 hectares yi nga xam ni dañ ko dëkkee donc ci wàllu politique nañ leen dina fexe aussi ba gouverneur ñëw ñu régulariser leen attribuer leen ñu daa fay dëkk. donc askan bi est-ce que tamit ak ñenn ñi nga xam ni xaw nañu kàccoor mooy baat bi dem ba lu toll ci 200 hectares ñu daa koy dëkkee est-ce que tamit waxu président Macky Sall boobu defu ci impact ba tax liggéey ba ci waroon kenn defu ko. waaw loolooy wane nii rek gis nga fu mu toll nii mbir mi lu muy wane mooy fayitu état. état ñun gis nga bi ñuy dugg ci administration ba bañ ci yàggee tuuti lu defoon fort Sénégal. amuñu woon yenn jumtukaay ak yooyu mais administration bi dafa fooroon affaire bi du mbiru moyen mbirub état d'esprit la mbirub tegu ci ay yenn procédures yi. fonctionnaire
am na sañ-sañ ak loo xamante ni du sañ-sañam autorité politique bi aussi xam limitam mais léegi les autorités politiques se permettent tout te gis nga loolu li nga wax noonu li président de la république wax lu muy gën a wane mooy loo xamante ni suñ ci demee ba ci kanam dana yàqal réew mi mooy kilifa boo xamante ni kàddoom jaratul fistin voilà wax dëgg yàlla conséquences yooyu ku wax su kilifa taxawee wax ñu ne ah waa ji day yàggoon na wax mais moom day wax rek leneen di am loolu lu gën a lu dal Sénégal lu gën a garaaw loolu la suñu kilifa yi suñu demee ba amatuñu kàddu parce que gis nga autorité politique yi nañ def très attention suñu waxee président dayo bi ñu ko jox président de la république fépp fu mu dem ñëpp taxaw ñuy naan c'est le père de la nation suñu njiitu diine yi ñi nga xamante ni ñenn ñoom lañ gën a fonk su leen président soxlawee sax président dañ koy gàttandu tatagal ko teg ko ci kaw parce que jàpp nañu ni am na cër bi ko yàlla jox mu jiite réew mi suñu demee ba kooku aux yeux des populations sénégalais seen bopp ne président day waxam moom jaratul dóor sa doom ça devient très dangereux loolu nañ ko xoolaat bu baax a baax a baax te loolu muy problème forêt classée bi muy problème troisième mandat bi gis nga fii bi ñuy wàññi président ne woon man damay wàññi sama mandat jëlee ko juróom-ñaari at def ko juróom-benn at def ko juróomi at yooyu yëpp dafay wane ni wax boo xamante ni dañ koy jël muy teggeeku loolu nañ ci def très attention kilifa diine yi tamit gën a taxaw ci loolu man ñi may wax gis nga imaam yi xutba tamit am nañu sujet xutba parce que exemplarité dafa am solo ñun suñu exemple yu gën a mag mooy ñi ñuy jiite amul xale sa doom bu dul xam suñu turu président kan la kooku dul xam donc référence la ñu war a nekk waaw modèle la ñu war a nekk xale yi gis leen ñun ñu leen di joxe en modèle loolu la waroon nekk genre ay Kagame genre ay ñeneen nga xamante ni dañuy bëgg seen réew dëkku ba ñu leen di mën a joxe en exemple mais su demee ba kàddu président jaratul dara mu taxaw wax léegi nag man lu ci gën a garaaw mooy lu ñuy jéem a di ko justifier di taxaw di ne non président wax na tel ñii ñoo deful mais président su waxee jël engagement mais war na ñi ànd ak moom su fekkee fonk nañu ko boobu premier ministre a ngi toog yeneen ministres yi ngi toog mais gouverneur a ngi toog mu interpeller gouverneur directement loolu je pense que warul woon def une semaine. waaw mais nag exécuter loolu. d'accord mais nag aussi foog nga nagul ma fenn ku ne xam na ni ci jamono jo ko président doon wax Thiès fi mu toll nii nag am fi kër yombatul ndax doon zone boo xam ne avenir la et quel que soit alpha bu fekkee nag population bi nga xam ne amuñ doole ñoo fa dëkk te terrain yi actuellement foofu pour nga am ko foog nga am ay millions est-ce que tamit amul benn saay-saay bu xaw a nekk ci suuf loo xamante ne ko mën a wax parce que buñ nee caay-caay parce que caay-caay mooy quel que soit alpha yaa ko wax léegi jaay ñit terrain ba ci biir nangu ko jox nit benn espace mu dem ba ci biir amatul doole nit ñëw nangu ko est-ce que tamit foofu parce que man li ma jaaxal keroog maa ngi koy wax ci plateau spécial bi donc fuñ ñi forêt classée la te jàpp naa ne aussi bu ñëwee forêt classée mooy zone boo xamante ne ko war a bàyyi noonu pour raba àll yi aussi dañu mën a permettre lu bari mais man démb jaar naa fa gis naa fa lotissement boo xam ni jaar na fa SDE ñoo ko fa installé en même temps aussi ñu gisaat ay poto yoo xamante ni poto yi maximum boo ci xool jar na 400 000 te li ma jaaxal mooy bi ñuy daaneel kër yi am na ci poto boo xamante ni ndaraan bi ñëw na ba jege ko bi mu ñeejee ko aussi daaneel kër gi bàyyi poto bi te dama jàpp ne bu ñuy daaneel dañu daan lépp mais bu ñu daaneel lu nit moom bàyyi lu état moom kon donc foofu aussi est-ce que amul tamit lu nekk ci suuf parce que quel que soit alpha dégg nañ information que préfet nee na ku am acte de vente na koy ni gis nga image baa ngi noonu gis nga donc président yaa ngi koy gis image bi ñëw nañ ba ci miir bi daaneel ko mais bi ñu daaneel miir bi aussi miir bi ak poto bi gis nga ñoom ñoo dend mais dañu ñëw daaneel miir bi bàyyi poto bi lan moo tax comme lépp lañu war a dindi lan moo tee ñu bàyyi fa poto ba kon donc aussi coow li ci benn côté dafay xaw a jaaxal askan bi donc bu fekkee tamit dafa am borom doole yi ndax nag Sénégal léegi promoteurs yi nag dañu séddoo suuf si que loolu mooy baat bi mais nag ci wàllu yoon ci nga xam ne tey dafa am kër
ci lu légalul parce que nag quel que soit alpha foog ñu ne ko illégal am na ndax da nga dem bay dëkk ñu ci ëpp ñenn ñi aussi nit moo bay dëkk jékki-jékki ñëw jaay leen ki leen jaay aussi amul fu mu ko teg acte de vente donc ba préfet actuellement ni aussi mi ngi laaj acte de vente yi te am nañ ci information lu toll ci 4 personnes jàpp nañ leen ñoo xam ne ñu ngi doon jaay suuf ci fu ñu ko tegul ñooñu nag peut-être mooy ñi amul doole mais am làkk suuf léegi ki nga xam ne tey dañu jël këram nangu ko ci loo xam ni du yoon léegi tey ban yoon la war a mën a jaar état daf ko war a delloo xaalisam fay ko mu di tabax feneen ou bien da ko war a bàyyi ak li nga xam ne moo ko moom. waaw xam nga man Sylla man duma bokk ci ñi nga xamante ni dañuy topp di naan ni ñi fa nekk amuñu koy donc responsabilité defuma populisme mais sincèrement responsable bi d'abord état la man wax naa la administration ñoom ñoo fa njëkk def lotissement te xam nañ ni foofu waruñu fa def lotissement donc su fekkee ay promoteur yoo xamante ni ay nit ñoo xamante ni nit ñu dëng ñëw di fa jaay parce que ñi fa nekk dañ leen jaay la plupart dañ leen jaay ñooñu am na fi ñu jaar ci prox ndoll moomu état bee ko permettre mais ñooñu ñëpp nañu leen identifier ñu teg leen ci yoon mais état bi ñi nga xamante ni ñoo def lotissement boobu tamit ci état bi ñooñu tamit nañ leen teg ci yoon parce que responsabilité yi nañ leen situer ku ci am responsabilité ñu teg la ci yoon léegi ñi nga xamante ni ñoom la ñu daaneel seen kër mais ñi daaneel kër yi aussi ñi ko daaneel waaw mais man lu ma jaaxal mooy en l'espace d'une semaine ñu daaneel ay kër ay téeméeri kër ñu tëb ñu ne état bi na indemniser mais ñi ko daaneel ñoom ñan information fan lañu jotee instruction yi kan moo leen ko digal lu waral daaneel bi lan mooy légalité daaneel beeg yooyu yëpp ñu xool ko ba pare ñu xool ñooñu seen responsabilité su amee nañ leen teg ñoom tamit ci yoon muy Descos muy keneen ak keneen parce que ñun fu mu toll nii ñu ngi wax indemniser léegi indemniser bi kan moo koy def état boo koy def suñu xaalis la ñuy jëlaat encore dugalaat ay milliards di fay ñoo xamante ni am na ñi tey bàyyi ñi tabax ñi tey bàyyi ñenn ñi jaay ñi tey bàyyi administration bi démolir toj ñu koy xool pendant 3 jours amul ku jóg ku taxaw su amul woon émotion bi am nit ñi gis ni parce que état bi ci mbirub émotion dafa intervenir parce qu'il y a eu une émotion jàppee woon nañu ni Sénégal danañ fi mën a def lu ne day jàll bi ñu gisee nag ni nit ñi taxaw nañu vraiment mbir mi metti na leen lool ci la ñu dellu gannaaw nga gis ay maire yoo xamante ni mosoo leen fa woon gis ñëw taxaw di bëgg léegi ñoom seen bopp ñoom ñooy responsable li am ñu ñëw taxaw di wane ni ñun ñoo indi solution wala waaw président ñëw na di leen dimbale. est-ce que politique amul foofu parce que non loolu yëpp parce que bu ñu jiitu woon parce que li mujj tey liñ ci am ci benn point de presse boo xam ne le maire def na ko ni état nee na dina leen fexe jàppale mais est-ce que état jàppale boobu retardul est-ce que mais loolu laa lay wax jàppale avant ñu toog loolu laa lay wax gis nga soo yoree say moyens su bëriwul da ngay jubal di jubal di yaxanal ñi jubaluñu yaxanaluñu parce que imaginez la même administration moo ñëw toj teg ci une semaine ne lu ñu toj léegi dañ koy rembourser xoolal ma loolu rembourser xaalis ban ñoom léegi man li ma wax dañ leen war a topp ci yoon ñi responsable ñi ñoom nañu rembourser bu ñu jël léegi ñun suñu xaalis bii ñu waroon tabaxee ay hôpital ak ay l'école ak yi ñu waroon a ñëwee di defar ay yoon di yokk courant bi ci réew mi di yokk ay defar ay forage xaalis boobu léegi la ñuy ñëw naan léegi dañuy fayaat encore li nga xamante ni ñoom ñoo ko administration bi moom mooy responsable ñun nañu identifier les responsables tous les responsables ñu fayloo leen c'est une responsabilité personnelle ce sont des responsabilités personnelles. kon maanaam ñi ko jaay ñoo ko war a fay. ñi ko jaay ak ñi ko toj ak ñooñu ñoom ñoo war a fay waruñu ñëw jëlaat suñu xaalis dina nañu fay
ñooñu nañu fay pour suba ak jàmm yenn bu mu am parce que mbir mi su jeexee lan moom mooy où seront les responsables xam nga dañoo toll Sénégal benn moment boo xamante ni mënatoo identifier responsable. xam nga lii ba tey teguñu ci suñu loxo ñu ne kii moom moo ordonné les démolitions amul. kan la yéen investigation yi ngeen di def yéen journaliste est-ce que wax nañ leen autorité boo xamante ni moo ne toj leen. non commandant Descos ngay dégg te moom aussi ba tey nangul wax. waaw mais Descos su tojee indi ay ndara am na ku ko koo xamante ni moom moo ko digal. ñoom li ñu wax nee nañ aussi bi fii donc li ñu wax fii aussi mooy forêt classée la amuñu droit pour tabax fi amuñu droit aussi amee nag amoon ay arrêté am na ci yu bëri ñoo xamante ni donc presque un an donc arrêté yi ma ngi foon bay demee da gis arrêté yi. mais Descos su fekkoon forêt classée ay espace vert du ñu ñëw ñoom di toj population yi defar ay garab ci ay espace vert ñoom ñu ñëw dagg ko c'est que administration bi doo xamati parce que su fekkee du légalité su fekkee du loi su fekkee du intérêt général moo leen tax a jóg réew mi nag fa la toll. fa la toll te dafa nekk ci situation bu préoccupante li may bëgg wax nag di ci appeler solennellement mooy profiter ci seen plateau bi. Thiessois yeeg sénégalais yi nañu bàyyi xel ci mbiru forêt classée bii xam ni benn partie forêt classée bi moo nekk côté bii. moom la ñu tabax beneen partie forêt classée bi c'est estimé à 700 hectares. depuis ay weer depuis ay at communes yi ñu ngi fii ak waa domaine di ko bëgg dagg il paraît sax ñu ngi koy commencer dagg mooy beneen partie bi. xam nga dafa am benn route latérite bi jógee ci entre Thiès moom moo dem ba ci wetu autoroute à péage bi. fi policiers yi di taxaw li féete gauche nii fa la ñu tabax man li ma yàgg wax moom mooy lii tabax nañ ko amatul benn garab. mën nañ ko régulariser après coup mais leneen li ñun suñu écosystème dañoo soxla forêt. forêt àll dafa war a bokk ci suñu dund 700 hectares la teg nañ ci seen bët ñoom lu ñu jàpp rek moom mooy suuf il faut que ñuy dagg rek di jaay suuf si. waaw amuñu benn vision bu dul jaay suuf dugali seeni poche. loolu nag nañ ci bàyyi xel bu baax a baax nit ñi nga xamante ni organisation défense environnement écologiste yeeg yooyu nañu taxaw ci loolu parce que il ne faut pas que ñu profiter ci situation bi pour déclasser foofu yëpp. xaw ma ndax juum naa dinaan déclassifier. mais déclasser foofu yëpp. bu ñu bàyyi ñu déclasser foofu. parce que gis nga si foofu. occasion mën na fa am. pour gars yi nañu bàyyi xel ci loolu. nañu bàyyi xel ci loolu. parce que gis nga mbënn mi fi am ren jii ndox mi yëpp fa lay jóge côté boobu la lay jóge gis nga foofu suñ ko déclassé Thiès mbënn yi mu am ren jii mu sonal ñu. danañu am mbënn yu gën a garaaw yooyu. nañ ko xam. d'accord nañu xam leneen tamit réew mënuñu toog rek nit ñi nañu imaginer yeneen projet nit ñi war nañu am kër mais nañu xool leneen parce que mënuñu fi ñuy dem nii il faut ñu xool yan genre dëkkuwaay la ñu war a am. waaw mais ñëpp naan waaw nit ñi dañoo war a am kër donc àll bi nañ ko dagg lépp ñu def ko ay tool. lépp ñu def ko ay kër du amati garab désert bi gis ngeen ren jii man am naa sama benn xarit ci yooyu lay liggéey nee na léegi genre poussière yi fiy jógee genre poussière yi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ay Mauritanie ak yooyu dafa mel ni désert bi léegi amatul dara lu koy téye. Sénégal nag suñu bëggee mu nekkaat désert nekkaat réew boo xamante ni du am taw du am climat bu baax. nañu dagg suñu forêt yëpp te politiciens yi jàpp naa ni ñoom mbiru environnement intéressé wu leen mbirub écologie intéressé wu leen mbirub ay inondation dañuy bàyyi ba mu am ñu commencé di yuuxu solution bi du fii du defar ay canaux kese. solution bi mooy ñu gàttandu ndox mi fi muy jógee. ñu jéem a xool ay solution pour mu rester foofu ci forêt bi
am na déjà ay projet yuñ fa defoon mais ñooñu jëlee nañ leen fa parce que am na côté boobu ñuñ ko attribué. nit ñi nañ ci gën a taxaw ñu xam ne intérêt population yi. moom moo war a nekk ci kaw intérêt personnel wala ay intérêt financier d'homme politique. waaw loolu nag ñu ci interpeller avant tout le président de la République moom mooy signé décret bi. waaw parti bii nit ñi dëkk foofu presque dëkk nañ fa. waaw ils ont mis l'État ak ay services am parce que service am yee ko jiitu administration moo ko jiite mën nañu déclasser mais leneen li nga xamante ni moom mooy forêt classée bi ñu bàyyee ko foofu. ñu bàyyi ko foofu mu continuer di nekk forêt. d'accord am na solo ñu amoon mbégte lool xam naa ni fi question bi ñuy tëjee ak yow ku ne xam na ni am na lu métti ci réew mi donc ci diwaanu Pout xodd ba ñu gis tamit la nga xam ne moo fa xew ay ñëw nit yoo xam dañ doon liggéey fi nga xamante ne aussi moo ñu tax poste yu nekkoon ci benn bâtiment donc ñu gis aussi lii dool ci 3e étage R+3 la woon ñu jékki-jékki lépp daanu seen kaw est-ce que Sénégal tey war na toll foo xam ni dañuy dem ba suñu donc Senelec donc ñoom la ñoo di loger ay nit foo xamante ne amuñu sécurité ba tey yàlla def lii lépp xew ci bañ am fa lu toll ci 4 morts donc blessé yi ñu ngi naan ay 25 mais daal aussi amaguñ information bi ki ñaata blessé la mais daal xam nañu am nañ ci 4 morts yoo xam ne xam na fi. gis nga si la réew mi day am fu mu toll ci mbirub guerre ci mbirub corruption lépp duñu contrôler dara parce que bâtiment yu mel noonu war na am suñ koy tabax yenn contrôle yi ci war a mën a am war na mën a am yenn garantie yi waaw de telle sorte que duñu mën a bàyyi genre catastrophe yi di am ba pare nit ñi di ko joytu de toutes les manières lii am na nañ ci jëlee ñaari enseignement nañu gën a xoolaat les bâtiments di ko surveiller di ko xool suñ koy tabax est-ce que garantie yëpp am na garantie solidité yëpp benn ñaareel bi lii am na responsable yëpp nañ leen identifier ñu teg leen ci yoon ba suba ak jàmm loolu mën a servir d'exemple ba ñeneen ñi du ñu ñëw di engager des vies comme ça parce que bëggee nañu war nañu tabax defuñu ci liñ ci war a def ba bâtiment yi du am minimum sécurité bi nga xamante ni moom la ñu war a mën a am. d'accord xam naa ne tamit fenn la ñuy tëjee xam naa ne tamit loolu maa ko bëggoon bàyyi ci ba ci émission fi muy jeexee ndax xam nañ ni tamit doomu daara nga ndax sa waajur bu góor ci jaxaw moom fa taxawaay diine yow tamit ñi la min ñun xam nañ ni doomu daara nga ñu gis aussi imam Iyane Thiam nekkoon référence donc nekkoon ci commission bi tey suñu borom def mu génn àdduna peut-être aussi boo woon benn baat booy wax ci moom par rapport ak li mu fi liggéey. waaw ñun de dem bi la ñuy jàppee ni doomu daara lañu bon en fait am nañu daara jàngee nañu daara bi ñu nekk xale ci daara yi sëñ Ablaye Ndiaye ñu koy boobee ba Ablaye yàlla na ko yàlla yërëm. ñu ngi nuyu ay doomam ay oustaz Seydou Ndiaye bi nga xamante ni moom moo fa nekk donc li nga wax ni muy. Mourchid Iyane Thiam muy yeneen kilifa yi nga xamante ni génn nañu àdduna ren yëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla leen yàlla yërëm yàlla yërëm leen ñoom ñëpp yërëm mbokkub jullit yëpp yi ñu jiite ñun tamit yàlla yërëm ñu yàlla tamit teg suñu njiit yi gën leen jubal waaw ñu gën a bëgg réew mi gën a am yéene defar réew mi ñun ñi fi des ñu jéem a xam ni dañ fee nekk dañuy romb dañuy dem ku ne nag war na fi bàyyi woy bu rafet waaw jàpp naa ni ku ko jàppee noonu rek woy rek moom moo fi des waaw ñun nag nañu liggéeyal woy bu rafet parce que loolu rek moom moo jara ñaan parce que après suñu kilifa yi ak ñi ñu fiy tudd ci politique soo toogee ñu naan la Cheikh Anta Diop Mamadou Dia ñooñu ñëpp dañoo liggéeyaloon woy bu rafet koo xamante ni nag liggéeyul woy bu rafet malheureusement doo am pay fii nit ñi duñu am souvenir yu baax ci yow yaakaaruma ni tamit da nga am fay fële. d'accord jàpp naa tamit loolu nag war nañ cee jéem a góorgóorlu. xam naa foofu lay tëjee jàpp naa tamit seen mouvement bi jamono ji tamit yéen a ngi ci yoon ni pour élection locale yi fan ngeen toll. waaw ñu ngi ci comme niñ ko waxee woon depuis 20 mois ñu ngi ci gis ngeen ñu ngi def ay
séminaire ñu ngi ci activités yi bon di ko jéem a adapté ak mbas meeg yooyu ñu ngi dem di gis sénégalais yi ñu ngi dem di gis Thiessois yi surtout pour wax leen suñu projet jàpp naa ni bon incha allahu rabbi ci suñu demee ba yegg ci daal ci élection yi xam naa am na lu bees loo xamante ni peut-être Thiessois yi bëgg nañ ko. kon daal suñu ci jàppalee danañ ci ànd. kon daal ñëpp mën nañ jàpp ni élection yii di ñëw incha allah daal président Deb ak mouvement ensemble dañu doon candidat. incha allahu rabbi suñ ko fekkee tal ko danañu décision boobu jël nañ ko danañu taxaw pour nekk maire Thiès ànd ak tous les Thiessois pour changer li fi nekk parce que Thiessois yi jàpp nañ ni war nañ am li gën li fi nekk. d'accord ñu amoon mbégte ak contentement dal suñu plateau bu ko defee rek ñu daal lay bàyyi nga tàggatoo. waaw Sylla maa ngi lay sant di la gërëm di gërëm téléspectateurs yépp ci opportunité bi ñu jox ñu waxtaan ak Thiessois yi di leen di massawu ci jafe-jafe yépp ñi nga xamante ni moom moo mbas mi moom la jur gis nañ commerçant yi nga xamante ni ils sont obligés yenn waxtu yi ñu bàyyi ñu gaawantu tëj seen commerce loolu yépp ay jafe-jafe lañu. bon ñu leen di ñaan nañu muñu rek ñu demander état bi tamit na jéem a adapté jafe-jafe bi lii jafe-jafe boo xamante ni dañoo war a dund ak moom dañuy continuer ak moom xamuñu kañ lay jeex donc war nañu comme ni ko président waxee woon nañu dund ak virus bi waaw jéem a tamit protéger suñuy mag ñi parce que feebar bi ci ñoom la gën a méttee waaw ñu jéem leen daal protéger fépp fu ñu nekk suñu amee mag boo xamante ni wax dëgg yàlla mu ngi fa nañu jéem a def le maximum ba daal mesure de yi ñuy jël daal nañ ko gën a appliquer mag yi. merci beaucoup. jërëjëf ñu amoon mbégte lool kontaan donc am nañ fi tamit ay yenn SMS yoo xam ni suñuy ñuy bàyyi xel émission bi la donc ci affiche bi amoon ci numéro téléphone dañuy yónnee SMS mais ci ëpp aussi ay SMS d'encouragement la donc ne aussi bu ñu amoon ku mel ni yow ci suñu justice bi dinañ gën a avancer ci réew mi ndax aussi Sénégal dafa soxla ñu mel ni ay bañkat ñenn ñi aussi ay encouragement lañ lay jox peut-être aussi am na ñenn ñoo xam ni ñu ngi laajte donc certaines informations par rapport bu ñu bëggee aussi liggéey ak yow ci mouvement ensemble jàpp naa ne aussi ñooñu ñëpp après dinañ ci am yenn information ou bien bu fekkee tamit rek mën nga leen koo permettre yenn SMS ñu xam seen siège fan la nekk bu ñu bëggee ñëpp participer. waaw suñu siège mu ngi quartier Somme siège bu gën a mag bi fa la nekk quartier Somme gannaaw Bédé Yacine am na siège Hizbut Tarqiyyah ñun ñoo takkaloo waaw ku ñëw daal gannaaw Bédé Yacine ci gannaaw école bi soo laajtee siège mouvement ensemble foofu la nekk am nañ benn siège aussi bu nekk suñu maison familiale au quartier Jaxaaw Thiali ñaari sièges yooyu la ñu am waaw su dul loolu tamit am nañu ay numéro de téléphone yoo xamante ni incha allah ñooñu suñuy ñu nekk ay permanent lañu wala suñuy assistant ñooñu képp koo xamante ni bëgg na joindre mouvement ensemble rek mën nga leen toucher waaw mën naa joxe benn numéro bi waaw 77 560 12 80 waaw kooku sama assistant la donc mën na képp koo xamante ni rek mën na bëgg na am adhéré wala am loo xamante ni yaa ngi koy laajte ci mouvement bi rek soo ko jotee dana la mën a informer. d'accord merci beaucoup kon ñu doon ànd ak ñun rek donc numéro baa ngi noonu 77 560 12 80 donc ñi nga xam ne donc ñu ngi doon participer ci émission bi bëggoon xam nan la ñuy def ba gisante ki nga xam ne moom mooy président bi ñu mouvement ensemble donc ñu gën koo miin ci JUSDEM di tur bu gën a siiw waaye ñu amoon mbégte ak contentement dalal suñu plateau mbégte la tey jàpp naa ne askan bi tamit gën nañu kontaan ci programme bi ñuy continuer di remercier bu baax a baax Seydou ak Awa Fall ñi nekkoon ci caméra yi Mouhamed Lamine ci régie bi El Hadj Malick Wade ci coordination bi di leen jox rendez-vous incha allah ba samedi ak jàmm ci yeneen plateau spécial jërë ngeen jëf.